point bokk na ci dette bi nga xamante ni ñu ngi wax ne France jéggal na ko Sénégal alors loolu sa première appréciation par rapport ak loolu ak réaction bu njëkk bi ñu ci mën a am ci Abdou Mbaye lan lay doon. man ñaar laa ciy gis. benn boru Sénégal dafa rëy am solo lool mën nañu jàpp rek ne 9000 milliards soriwu ko. 9000 milliards boo déggee wàññi nañ ci 13 milliards xam nga loolu ree la war a def sax waaye mbirum publicité la daal loolu di benn waaye ci li ma jot lire man li ma ci gis mooy suspendu wax ñu dañ ko bàyyi dañ ko suspendre maanaam da nga ko waroon a fay dañ ko ràndal ndax xaalis boo soxla boo ko fayee tey nga daal di ñàkk xaalis dañ ko ràndal kon man daal jàpp naa ne loolu amul maanaam. amul maanaam ci ban fànn Fatou. ci bor boo xamante ne mi ngi toll woon ci 18 milliards virgule 6 période du mois de mai ba mois de décembre est-ce que du jéego boo xamante ne quand même nguuru Sénégal def na ko ba ñu baal ko wala boog bu ñu ko suspendre bu ñu gisee le chef de l'État doon woote ci bi mbas mi tàmbalee ngir dëkk yi nga xam ne ñoo bor ci ñoo européenne ñu baal dëkk Afrique yi seen i bor est-ce que mënuñu wax ne quand même foofu am na lu mu gagné le président Macky Sall. bon am na. jéego la waaye li ma ci mën a teg mooy amul solo dafa néew ci gàttal dafa néew boo toogee ne annulation de la dette yow li nga soxla mooy ñu baal la doo fayati loolu di benn suspension service de la dette mooy doo ko fay tey ëllëg nga koy fay loolu dëgg la dina indi xaalis boo xam ne bii di nga ko téye mën ko dugal ci feneen waaye néew na man de 13 milliards et quelque laa ci gis ak. 13 milliards 700 millions. waaw xam nga loolu. sur 18 milliards loolu bariwut waaye ba tey muy 15 la rek waaye 15 la ba tey. alors yaa ngi wax sànq bor bi muy dette publique boo xam ne yegg na ci plus de 9000 milliards am na sax ñu jàpp ne Sénégal mi ngi bëgg a weesu sëy bi nga xam ne UEMOA teg na ko yow naka nga ko gisee bor boobu nga xam ne ñoom nguur gi jàpp nañ ne dañuy leb mais de manière très intelligente puisque fi ñu koy dugal fu am njariñ la ci réew Sénégal. gis nga man 2017 laa bind bi ma déggee ne Macky Sall dafa toog benn kuréel Fonds monétaire sax yaakaar naa toogoon na fa mu ngi doon teewoon na fa muy tere kuy waxati ci bor bi. ma ne woon ca booba loolu kenn du ko ci topp ndax lii sañu wàll ñun mooy boo gisee bor di yokku te gaaw a yokku da ngay oote nañ def ndànk ndax bés dina ñëw doo nekk ci oto rek di accélérer naan 70% des na kon naa continuer di accélérer ba bés booy dal ci ca garab ja li wóor ba wóor mooy boo gisee Fonds monétaire international taxawal li ñuy wax l'instrument de soutien aux politiques économiques l'instrument de coordination aux politiques économiques li mu ci jiital mooy Sénégal na nga fay sa bor loolu mooy priorité waaye boo gisee programme bi ñu taxawal itam li ci topp mooy mënatuloo joxal secteur privé ñu doxal li nga xam ne lii moo mën a indi koom-koom ci Sénégal ci gàttal boo ko liiree loolu la. gis nga nañu bàyyi di xalaat ne lépp boo àggee ci 70% fi léegi àgguloo ci 70% mën nga leb ba tey bor yaa ngi koy war a bàyyi bu fekkee ne lii doon sa mbëbët ci wàllum koom-koom mënatoo ci dara. te mënoon ci dara loolu dañu ne na nga xajal secteur privé prendre le relais maanaam mën a doxal ndax yow li ñu la laaj rek mooy fayal sa bor loolu moo indi may wax ne on est en situation de surendettement ndax boo toogee ba sa mbëbët jëm ci indi koom-koom sa askan war ko jëriñoo mënatuloo ci dara wala boog as tuut ñu ne la yow mënatuloo xajalal kii mu jéem bor ba ëpp na
man foofu la ko wékk. un secteur privé fort qui peut prendre le relais. wax jàngoog ndax fonds monétaire ci boppam moo la gën a xam ne secteur privé mënu ko secteur privé sénégalais mënu ko ba noppi nag bu fekkoon ne mënoon na ko sax fonds monétaire ci boppam itam nee na état du Sénégal na nga yokk li nga xam ne lii teg nga ko secteur privé jëm ci wàllum impôt moo tax it entreprise sénégalaise benn sonn nañu amuñu marché ndax politique u Macky Sall ñi mu ko jàppee dafay jiital liggéey ak entreprise étrangère kon ñooñu ñoo yor marché yi sénégalais yi ay pepp lañ ciy am te boo bokkul ca APR sax doo ca am lu bëri loolu di benn kon amuñu doole bu bëri ñaareel ba nga soxla impôt bu yokk impôt boo xam ne dañu naan yaa ngi ci 16% de pression fiscale war ko yóbbu ca 20% ci ñaari at ñetti at maanaam boo doon fay fukk di nga mujjee fay fukk ak ñett entreprise yooyu fu ñu koy mënee te boo ko seetee impôt ñu ngi rëbb société sénégalaise yi fay leen li am ba am mooy yoonu koom-koomu Sénégal dafa tëju te li indi loolu mooy bor bu ëpp te ñoo ko gën a xam ñoom Fonds monétaire international dañuy naxaate ñoo ko gën a xam ñoom li ñu seen mbëbët daal mooy ndax loolu moo tax ñu indi Fonds monétaire international maanaam lépp lu jëm ci finance internationale bañ a yàqu di mën a dox lépp li jëm ci commerce international di bañ a yàqu di mën a dox ci kaw loolu nag moo tax ñoom boo leen oowee li ñuy daal di jiital rek mooy fayal sa bor. est-ce que neex na dégg bu ñu gisee quand même les dépenses yi nga xamante ne nguur mi ngi koy def gis nañu quand même période bi nga xam ne manifestation yi weesu na ak léegi bëri na ay promesses yoo xamante ne nguur mi ngi koy def ci li nga xam ne mooy jeunesse bi bu ñu waxee 450 milliards de francs CFA yi xëy na Mouhamed dina dugg ci avion bi ak yeneen yoo xamante ne quand même état mi ngi koy jël est-ce que dina neex a dégg que ne Sénégal dafa am jafe-jafe ci wàllu koom. ñaara am benn bi. leb nag mën na am njëriñ nga leb loo xam ne day jur ëllëg waaye boo lebee loo xam ne jurut da ngay daal di sonn ndax bor mën na doon bor bu baax waaye boo lebee loo xam ne mujjee na jege junniy milliards CFA duggal ko ci TER ñaari at a ngi nii ñuy xaar mu war a dox jurul dara loolu di benn ñu xam itam ne aleel bi nga ci duggal TER du mës a dox ba mën a fay boobu aleel ana bor bu baax xam nga loolu moom baax bor boobu moom day yàq budget kon ca priorité ya ak ci boo lebee loo ciy jënd foo koy jaayee loolu am na solo te ñoom nekkuñu ci yoon loolu di benn priorité daal di agsi yaa ngeeg budget xam nga dañuy faral di wax ne diw xam na xaalis ku xam xaalis ku am xam-xamu xaalis xam-xamu management boo ko nee man di sama budget 3 milliards la loolu du ko tiital li muy xalaat mooy ndax déficit am na ak li ma ci war a fay ndax du wees 3000 milliards bu fekkee ne budget bi 3000 milliards waaye ku xamul alal boo ko nee 3000 milliards mu ne la ilaha illallah sama affaire baax na daal di commencé jënd ay avion waaw ana priorité ci avion président Macky Sall xamul alal xamu ko jàngu ko xamu ko kooku foog ma wax nu mu leen di inquiété nii xamu ko bor bi monsieur le premier ministre xamu ko ndax li am solo mooy ndax budget dafa équilibré am déet waaye li ñuy wax masse budgétaire rek doyut te am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy yem ca loola ba noppi nag man bu ma déggee 450 milliards dinañ ko dugg ci emploi 300 milliards dinañ ko dugg ci emploi ana alal boobu fan lay jógee te fan lay jógee ndax daaw déficit maanaam ma dellu si ci ku xam alal sa déficit
at ba at bu doon benn dem na ca ñaar Fonds monétaire dellu si nga nangul ko nga ne ko dama koy wàññi fi ma nekkoon dama fay jógee dikkaat waaw foofooy jëlee alal boobu li ma ci ragal mooy ñu ngi dundal yaakaar oote recrutement booy oote recrutement am na foo xam ne fii gis naa ko fa sax ñu ne société ñoom waxati ci TER bi société d'exploitation du TER 900 emplois 60 000 demandes 900 emplois yi xaw ma ñaata at la ñuy dund ca TER ndax ni ma la ko waxee sànq TER moom ça peut pas être rentable waaye 900 emplois 60 000 demandes ana njëriñ. D'accord alors qu'est-ce que vous. te 900 yi ci société TER waaye yeneen yi itam. fan lay jógee ndax dinañu mën a am alal boobu ba créer emploi yoo xam ni Sénégal yi dinañ ciy teg seen bët xale yi dinañ ciy teg seen i bët ba noppi nag mu mën a jur musiba ndax bés dina ñëw ñi nga xam ne ñi amuñu te ñooy ëpp dinañ xam ne jox nañ ko ñoo xam ne xëy na du ca ñoom la waroon a dem waaye génnewaat ndax fii yëpp ñu ngi koy doxal ci politique génnewaat ay kii taamu nañ ko ndax ca la bokk kii taamu nañ ko ndax yaayam baayam ca APR la bokk et cetera et cetera. Alors monsieur le Premier ministre qu'est-ce que vous proposez justement pour que Sénégal xëy na génn ci jafe-jafe leb googu parce que c'est bien de dénoncer wax ne le Sénégal leb bari na mais qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que jafe-jafe boobu ñu génn ci. wax naa ko sànq. li am solo mooy politique économique boo xam ne day amal njëriñ sa réew. day amal njëriñ entreprise yi nga xam ne dañu bokk ci sa réew les entreprises sénégalaises. day amal njëriñ travailleurs yi nga xam ne sa réew la ñu bokk. ndax saa yoo lebee. ba jënd TER. yaa ngi fay ñiy liggéey ca France. ndax TER da nga ko gàddu rek indi ko. ay sénégalais yu néew ñoo coy liggéey kon lépp dañu war a dellu si ci politique économique bi naka lañ koy doxalee nga soog a nag lépp lu tuuti li des waaye jëmale ko ci muy bor boo xam ne dina jur lu ko mën a fay. am na itam secteur privé boo xam ne mën na liggéeyal loolu teel nañ ko wax ba ñoom sax. daanaka xam naa ñàkkuñu ko bañ a dégg mooy 2018 septembre 2018 dañu ne léegi li des mooy partenariat public privé moo am itam loo xam ne bind nañ ko te mu ngi suñu programme waaye partenariat public privé itam mu bañ a doon non man damay waar ci yàlla ndax lu xam-xam lu tax ma wax la loolu ndax ba tey ñu dellu si rek ci priorité yi partenariat public privé man li ma ci gis ñu gën ko fësal mooy des projets immobiliers des programmes immobiliers d'immeubles ay taax yu ñuy taxaw yu ñuy tabax ci ay terrain yoo xam ne sax teguñu ko ci yoon ndax terrain boo xam ne am na luñ fa tabax état moom ko waroo ko jaay te jàllul Assemblée nationale am na ay terrain yoo xam ne def nañ ci des programmes à côté de l'Assemblée nationale kooku am na foofu am na fa te terrain ba l'immeuble Brière de Lille ndax foofu laa dëkk te gis ko ayu noonu mel partenariat public privé itam da nga ci oote toujours boo jiitalee rek lii njëriñ ci réew mi bu boobaa di nga ci mën a génn ba ñuy xalaat partenariat public privé boo xam ne fonds d'investissement yi day doon fonds d'investissement de la diaspora am na lu sénégalais yi soxla mu jëm ci ndox mu jëm ci électricité ca gox ya mais mën na doon du partenariat public privé waaye doo jàpp rek partenariat public privé dafa war a doon autoroute ma oote entreprise française jox ko liggéey bi non du noonu. D'accord alors ñu jàll ci njëndum avion présidentiel sànq Fatou Abdou mi ngi koy brossé sànq alors on n'a pas eu l'occasion waxtaan ci ak yow ñenn ñi jàpp ne priorité la ñeneen ñi wax ne c'est une question de souveraineté sa position par rapport ak loolu lan la. et ça boo toogee ne c'est une question de souveraineté. waxuloo waxu nit
ndax état lu mu jaay rek lu mu jënd rek c'est une question de souveraineté. Tout est question de souveraineté mën nañu jàpp sax ne stylo boo jënd